asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Alfurqaan maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Cheikh Atoumane mi fi dugal texte bi xaw ma texte bi nag man nan laa koy tuddee ndax règlement intérieur la wala code de conduite la wala lan la d'abord li may laajte mooy texte bi moom ban valeur juridique la am daal ban valeur juridique la am ndax. maanaam Sénégal dafa am li ñu naan la hiérarchie des normes li ñu naan hiérarchie des normes mooy lan mooy loi yeeg normes yi fi ne dafa am bi nga xamante ni moo fi jiitu am bu ca topp am bu ca toppaat loolu dañ naan ko genre pyramide la nga xam ne bii moo gën a mag am ba ca topp gën a ndaw am seeni valeur daal lay wax bële moo ëpp force bi ci topp moo ko gën a yembamaay ci force bi ci topp ak bi ci toppaat su ma leen di jox exemple comme li fi xew mooy fii constitution moo féete kaw moom lañ naan la charte mère yaay maanaam bépp loi bu nekk Sénégal constitution mooy seen yaay bokk moom moo leen maanaam moo leen supérieur donc après constitution loi day daal di ñëw du ma dugg nag ci détails yi ay traités internationaux ak yooyu mais constitution moom moo jiitu tegu ci loi ñëw su loi paree jurisprudence day daal di ñëw jurisprudence mooy décision yi nga xam ne méngoo na ànd ak te juge di ko def ñu naan ko jurisprudence bi ci topp mooy règlement intérieur après ay yeneen di soog a ñëw léegi lu tax loolu am solo maanaam distinction boobu parce que constitution loi moo ko féete suuf donc loi dafa war a conformer wu ci constitution warul weddi constitution benn yoon lépp lu muy def day respecter constitution ba donc du am benn disposition boo xamante ni day bañ a méngoo ak constitution ba léegi après loolu kii daal di ñëw jurisprudence aussi ci loi lay basé wu warul contraire à la loi donc de même que règlement intérieur du contraire ak jurisprudence du contraire ak loi du contraire ak constitution donc noonu la demee léegi Sénégal ba mu daj loolu moo ko régir amul exception même su fekkee da nga taxaw nga ni sama lii dama cee am titre foncier déedéet nekkul ni parce que da ngaa am titre foncier que yow yaay doxal loi ya nekk ci dëkk ba du noonu de kon sinon dëkk bi du am dëkk booba par exemple du am gendarmerie du am police parce que police ak gendarmerie ay agent la yoo xamante ni état moo leen di fay te suñu xaalis la koy jëlee ñun impôt ñooy fay impôt suñu xaalis la koy jëlee di leen fay daal di koy installé ci dëkk ba ñu daal di yor mbirum yoon wi donc nit amoo droit nga am parce que titre foncier nga am daal defar sa loi dëkk loolu amul fenn parce que d'abord yow c'est vrai que titre foncier droit de propriété pleine la maanaam moo gën a fort ci moomeel li ñu naan moomeel ci côté suuf titre foncier mooy bu mag bi moo ci gën a fort ndax boobaa su la neexee nga jaay su la neexee nga yàq suuf si lu la neex def ci suuf si mais suuf si nga moom nit ña koy dox moo leen donc nii la mbir mi demee yow suuf si nga moom nit ña koy dox moo leen d'autant plus que maanaam foofa dañuy jaay ay kër donc mayewuñu wala abalewuñu déedéet dañuy jaay ay kër te ay am na ci domaine yoo maanaam gox yoo xamante ne ay millions lay jar te millions yooyu sa poche lay génne nga dem jënd ko donc ñoom suñu demee ba yow même soo ko dindee soo ko jëndee peut-être duñ la defal morcellement duñ la defal ay kayit foofu mais dañ lay jox acte de vente rek nga téye ko mais quand même loolu commencement de propriété la donc yow investir nga sa xaalis suñ la waree génnee nekkul ni dañoo war a ñëw toj sa kër loolu moom erreur bu mag la donc dañ la war a dédommager dañ lay dédommager normalement
jox la lan fa defoon ba pare nga daal di génn donc noonu la mbir mi war a demee dans les normes donc texte bi lu tax ma ni xaw ma ban valeur juridique la am parce que dama ci gis lu bari loo xamante ni dafa contraire à la constitution te xam nga texte bi kon comme ni ma ko expliqué sànq hiérarchie des normes kon lii mënul am valeur juridique mënul am beneen valeur juridique xanaa yow nga dëkk ca dëkk ba nga nekk fa nga daan ni aha d'accord naa ci lii ñu appliquer ma ko te loolu bu boobaa yow yaa koy yëg yow mi ko def mais quand même lii moom xam naa ne amul benn valeur juridique moom ndax Sénégal c'est un pays laïque loolu la ñu wax fii maanaam charia daw fi mën nañ nag def maanaam poser wu question pourquoi charia daw fi dans un pays où 90% des Sénégalais sont des musulmans les 90% des Sénégalais nekk musulmans charia waroon na fee mën a daw mais quand même daw fi comme daw fi nag yow donc amoo droit génne genre texte boo xam da nga ko bëgg imposer sa dëkk ci côté boo xamante ni dafa contraire ak constitution bi loolu daal moo nekkoon sama seetlu ci xam naa texte bi ñu wàccee fii maa leen di nuyu di leen ziar. salaamaaleykum yéen waa ahlul hadis waaw dama bëggoon def benn commentaire ci audio Cheikh Baye bi commentaire bi jëm ci li soxna soosu wax soxna si nag nee na droit la jàng waaw bu dee jàng na droit na ñëw ñu waxtaan ci lii mu wax hiérarchie des normes boobu muy wax noonu na ñëw ñu waxtaan ci droit rek waaw comme moom droit la jàng waaye nag balaa ñu ci waxtaan dafa am lu may wax yóbbaale ko bu ci mënee jot mu jot ko dama ne hiérarchie des normes boobu muy wax noonu amul Sénégal ba mu tëggub ndënd foo benn texte booy ubbi ba gis ko ci amul benn théorie la boo xam ne benn allemand bu ñuy wax Hans Kelsen moo ko théorisé woon te ba mu ko théorisé sax y a beaucoup d'autres doctrinaires yu ko contesté ci principe hiérarchie des normes boobu muy wax hiérarchie des normes mooy tërale yi dañu sutante dafa am bu jiitu am bu ci topp am bu ci topp te bi nekk ci suuf dafa war a dëppoog bi nekk ci kaw mooy principe bi waaye moom ni mu ko indee baaxul parce que li Cheikh Baye wax la jurisprudence du norme jurisprudence source loi la loi dafa am ay source am jurisprudence ci source la bokk coutume ci source yi la bokk mais jurisprudence ci jëmmam du loi d'ailleurs sax dañuy interdire arrêt de règlement c'est-à-dire on interdit que le juge prenne une décision à laquelle il s'astreint de se soumettre dans d'autres cas futurs loolu dañ koy tere donc jurisprudence du norme ay décision la juge yi jël te sax loolu muy wax amul jurisprudence taxaw lu bare ci histoire droit jurisprudence ñëw na fekk benn loi mu dajji ko wax leneen loolu lu jeex miraaran ci histoire droit benn ñaar règlement intérieur buy wax noonu mais règlement intérieur c'est de l'ordre du privé mënoo wax hiérarchie des normes di ci wax règlement intérieur c'est un texte qui organise des rapports entre privés dans le cadre d'une société wala ci beneen cadre mais d'une société wala d'une association c'est le texte bu nga xam ne moo organise des rapports dans le cadre d'un groupement c'est pas loolu mënoo ko considérer comme loi mënoo ko wax norme mënoo ko wax loi loolu kenn mënu ko wax kenn mënul tudd ku jàng droit mënul taxaw di wax hiérarchie des normes di wax lii muy wax loolu moom man maa ko wax saa yu bëggee mu ñëw ñu waxtaan ci beneen bi mooy gis nga loolu mu wax noonu titre bu fekkente ni dafa ne dañu nekk ci dëkk boo xamante ni dafa am ay lois yu ko régir d'accord naa boo amee ce titre foncier moom wax na ko titre foncier article 544 code civil moo koy régir le Sénégal sax amuñu un dispositif qui réglemente la constitution qui réglemente la propriété l'article 544 du code civil dit la propriété c'est le droit de disposer des choses de la façon la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage qui soit prohibé par les lois ou règlements
loolu moo ko article 544 code civil mu ciy wax ay usus fructus abusus loolu xale yi dal droit ñoo koy jàng. mais boo amee sa propriété bu fekkee yow da nga am sa titre de propriété li muy wax noonu ay droit de propriété droit réel immobilier la droit réel immobilier nag bëri na Sénégal droit de propriété am na droit au bail voilà yooyu ay droit réel immobilier la mais masalan pour ñu wax ko nit ñi ñu dégg ko bu fekkee da nga am sa moomeel yoon dafa ne sa moomeel boobu am na ñett yoo xam ne mën nga ko cee def benn usus mën nga ko utiliser mën nga ko jëfandikoo nu mu la neexee abusus bu la neexee yàq ko bu la neexee yàq ko fructus bu la neexee nag di ko def muy jur nga loué ko yooyu waaye boo moomee sa kër gi nga moom nga xam ne da nga ci am titre de propriété am nga droit yow am ay tërënin yoo xam ne yaa ko fa def donte loi bi leneen la wax cagatu dagan na ci loi Sénégal la prostitution est légale la vente d'alcool est légale naan sàngara du infraction Sénégal waaw est-ce que borom kër gi nekk ci biir këram am na sañ-sañu ne sama kër gi kenn du fi naan sàngara borom kër gi am na sañ-sañ taxaw ne man sama doom bu jigéen du cagatu wala sañu ko waaye borom kër gi ci biir këram la ko sañ-sañu wax sañ koo wax ci mbedd mi kon ci moomeelam dafa am ay yoo xam ne moo ko ci mu am na ci sañ-sañ. waaw dama doon wax benn appel dugg li ma bëgg a wax daal ci gàttal mooy gis nga droit dafa aménager ay possibilités d'organisation privée yoo xamante ni te sax buñ demee ba ci biir am na lu ñuy bu fekkee jàng na droit dina xam lu ñuy wax les règles in ius mel contrat de travail boo ko signé tey mu am benn disposition bu nekk ci contrat de travail boo xam ne dafa favorable salarié bi mais contraire à la loi boobaa dañuy nangu disposition boobu exister miraaran lii du jeex ci droit lii ku jàng droit tuuti rek di nga xam ni yi ay affaire léegi nag beneen bi mooy texte bii nga xam ne dafa jógee ci monsieur di sëñ Mountakha moom na ci indi benn affaire boo xam ne dafa benn dispositif laa ko mën a wax boo xam ne dafa nekk en contradiction ak benn loi Sénégal na ma ko indil benn disposition rek boo xam ne dafa nekk en contradiction ak loi Sénégal te sax su fekkee dafa am disposition bu contraire en loi Sénégal dafa am ay procédures yu ñu koy réglé dafa am lu ñuy wax exception d'illégalité wala exception d'inconstitutionnalité le recours en inconstitutionnalité par voie d'action wala par voie d'exception loolu moo am mais bu fekkente ni c'est-à-dire à un moment il faut que ñu arrêté yaakaar ni murit yeeg tijaan yi parce que dañu am sëriñ ne Thiel di bàyyi sëriñ bi di wax que ñoom ñëpp ay dof lañu dañoo bu dee droit la man de ci murit yi ma xam maa ci gën a ñàkk xam-xam ci droit waaye moom man ñoo ñëpp murit yi jàng droit yëpp baal naa leen soxna si na ñëw ñu toog groupe bu ko neex heure bu ko neex ñuy wax ci droit ndax man droit moom defe naa jàng naa ko jàngale naa ko bind naa ci boo demee internet samay wax ci droit ma nga ne fang samay bind ci droit mi ngi ne fang sama ay émission yu ma def ay cours yu ma joxe ñu ngi ne fang léegi nag kon bu dee loolu la man daal nañ bàyyi wax ji ak par audio interposé mu wax heure bu ko neex ak jour bu ko neex ñu daje fu ko neex waxtaan ci droit rek ñu xool bu boobaa ndax moom droit bi muy wate dëgg la ñooy jéggalu bu baax ci wax ji ndax da ngay dem ba benn instant doo xam noo koy àttee jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa groupe bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaw dañ ma envoyé démb ay audio yoo xamante ni yu bari ñoo xamante ni dañoo commenté ci sama audio bi ma defoon démb ma gis ni nag commentaire yi bëri na mënumaa tontu ñëpp nag dinaa ci choisir kenn koo xamante ni dinaa ko tontu te lu tax ma koy tontu maa ngi ciy ñëw ci kanam ñeneen ñi nga xamante ni lu tax tontuwuma leen aussi ñi ma tontuwul ñi ma dul tontu ñooñu damaa gis ni dañuy c'est des lu ñu naan des aventuriers du savoir nga xamante ni xamuñu mbir mi ni mu demee di ci xuus
wala ñu daan daal di daw xool tuuti ci internet bi jaxase mbir yi daal di ñëw daal di koy indi peut-être di wër maanaam xëy na di wër reconnaissance ci côté booba fa ñu ne man nag wala célébrité donc loo leen tax a jóg comme loolu moo leen tax a jóg nag xam naa ñooñu moom duma leen répondre donc ñi may répondre mooy kan mooy ki nga xamante ni moom dañ ko titré ni ko waaw moom docteur la waaw docteur la constitutionnaliste la li tax ma koy répondre mooy bu ma dégloo audio bi ay jooyam a defe lu tax ndax ku ñu wax ni docteur un constitutionnaliste di wax yu grave yoo xamante ni damaa mujj ay ree jàpp ma parce que su ñëwee daan ni ma mooy première nag xam naa waxam bi mu reconnaître d'abord la hiérarchie des normes ak wax les sources du droit ak ñu ma xamul ba ni daan ni Anskelsen allemand boobu moo ko defar gis naa mu fay jéem a wane un peu de connaissance loolu baax na léegi maanaam ma expliquer ko rek xëy na nit ñi dégg tamit déglu ma bu baax mën a comprendre comparer ñu ni les sources du droit bi dafa war a am fu muy bale fu muy jóge fu ñu ko mën a jële mooy source donc les sources du droit bañ ko defaree ba pare defar ci constitution defar ci loi traité international ñëw ñu dugal jurisprudence yooyu biñ ko paree waaye il faut ñu organiser leen dañ leen defar ba pare mais il faut ñu organiser leen nu ñu leen di organiser ci la ñu inventé la théorie de la hiérarchie des normes wala ñu naan ko pyramide des normes donc pyramide des normes boobu lu tax ñu naan ko pyramide ku bëgg na dem tapé pyramide nan lay mel lan la pyramide nu muy mel parce que ci kaw mooy supérieur li supérieur texte bi nga xam ni moo leen yilif ñoom ñëpp mooy féete ca kaw gën leen a am doole gën leen a am poids ñu naan ko actuellement ay traités internationaux yi la parce que traités internationaux la actuellement jurisprudence nee na constitution aussi intégré na ko moo supérieur à la constitution léegi nag suñu ñëwee ci maanaam droit national constitution day nekk charte mère supérieure gannaaw ba mu intégré tamit traités internationaux yooyu donc nañ jël benn traité international nekk ci kaw après ñu ni constitution day daal di ñëw moom itam su constitution ñëwee après loi daal di ñëw parce que maa ngi koy dégg mu naan les sources de la loi loolu tamit xam naa dina ma ko leeral léegi nag donc loi su ñëwee topp ci constitution après jurisprudence day daal di wàcc les règles d'origine jurisprudentielle su jurisprudence ñëwee ba pare après ñuy soog a xool ay règlement wak genre yi demee noonu nga xamante ni ce sont des sources maanaam administrative du intérieur à l'administration donc noonu la demee nii la hiérarchie des normes toppalante te loolu yëpp nag ci biir source du droit la maanaam source du droit moom moo organiser ay normam ay réglam daal di jël bii teg ko ci kaw bi ci topp ak bi ci topp nii la demee donc su nee ma jurisprudence du lan du source du droit defe naa loolu la wax du norme xaw ma am na nu mu ko waxee léegi ma koy expliquer ma koy renvoyer ci livre droit administratif bu dem ba ci benn su dee constitutionnel dëggantaan la war na koo xam ñaareel bi ma yóbbu ko tamit ci droit administratif boo xamante ni Alain Bockel moo ko bind moom dina xam li may wax donc ñaari livre yooyu maa ngi dugal seen photo d'ailleurs fu muy wane ni maanaam les règles d'origine jurisprudentielle dañ ko distinguer ñaar benn bi les principes du droit généraux du droit beneen bi ñu tuddee ko les décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée léegi les principes généraux du droit nag foofu la ñu naan
ñu ne ils sont nés à partir du rôle normatif et supplétif du juge de l'administration encadré naa ko ba mu xool ko loolu mu ngi ci page 65 bu livre Demba Ciss mu ngi noonu te fii moom xam naa kenn contesté wul le principe de la hiérarchie des normes ndaxte ñëpp xam nañ ni constitution moo supérieur loi supérieur yeneen yi donc loolu moom duma ci sori moom xam naa ni war na koo xam li ma jaaxal kay mooy li mu naan day jàngale droit xam naa xaw ma yan xale nag lay noggatu di leen jàngal ndax wax dëgg yàlla lii maanaam sooy dal première année lañ la koy jàngal deuxième année tamit ñu daal di koy renforcer noonu la mbir mi demee mu ñëwaat ci yeneen audio ci yeneen yi mu wax beneen bi mu wax rek ma ko ciy tontu mooy dani ma naa ko indil disposition boo xam dafa contraire à la constitution léegi man li may def ak moom mooy lan dama koy laaj ci texte bi indil ko benn disposition boo xamante ni code pénal moo ko wax code pénal article 4 mu ni nul crime nul délit nulle contravention ne peuvent être punis de peine qui n'étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu'ils fussent commis maanaam amul benn acte muy crime wala délit wala contravention booy def ñu punir la te fekk binduñu ko woon ba pare maanaam définir wuñu ko woon ba pare bind ay penam xawma loolu ndax nit ñi dinañ ko comprendre am déet maanaam li ñu naan tout ce qui n'est pas interdit est permis looloo xew ci droit pénal bi tout ce qui n'est pas interdit est permis lépp loo xamante ni terewuñu ko texte yi terewuñu ko rek day daal di dañ koy daal di autoriser ñu def ko léegi man ma laaj ko na ma indil ci code pénal boobu fan lañu teree xeesal loolu laa koy laaj benn fan lañu teree teg cheveux naturel loolu ñaar la donc su ma ko indilee ba pare te am naa yaqin ni du ma ko mës a indil waaye su fekkee lijjanti na ko ba indi ko ma laaj ko ni ko léegi ki nga xam ni moom dafa dépigmenté wu maanaam dafa xeesal ba pare ñu ni ko yow def nga infraction te xam ni infraction bi mu def parce que kenn prévoir ko ñu jël ko yóbbu ko police gendarmerie suñ ko yóbboo foofu ba pare léegi lan la ñuy wax commissaire ba wala lan la ñuy wax procureur ba lan la ñuy wax juge ba suñ ne ko dafa dépigmenté wu ndaw si ñëw daan ni ko yow fan nga tere woon dépigmentation ana sa texte ma ni benn procureur benn commissaire de police wala benn juge doful bay dugg ci loolu man kay loolu laa wax xalaatul bay dugg ci looloo tax da ngay gis même ki nga xam ne dafa dépigmenté tey soo ko jàppee ba pare parce que maanaam lii dañ naan dañ ko fiy tere après soo ko yóbboo police mën nañ ko faa fanaanal pour bañ nit ñi dóor ko noonu lay demee souvent pour bañ nit ñi dóor ko daal di waaye loolu laan demee da ngay gis ñu daal di koy libéré amul benn daan buñ la ci mën a teg parce que amuñu base buñ lay punir donc na ma indil texte boo xamante ni dafay interdire xeesal wala mu interdire cheveux naturel quant à yeneen yi nag yooyu mën nañu xool nuñ koy arranger ay par exemple jaay drogue moom loi bi moo ko tereel boppam jaay drogue donc ay tere par exemple ay match de football ak ay genre combat de lutte loolu préfet mën na jël décision boobu comme préfet par exemple tey soo doon def marche su xoolee l'ordre public et les bonnes mœurs est-ce que sa marche boobu du troubler l'ordre public da koy daal di tere donc yooyu mën nañ ko dugal foofu yooyu moom amul problème léegi beneen bi ma laaj ko ni ko ndax dafa am règlement buñ ma indil démb boo xam ni dafa mel ni monsieur le maire daf ko jël di tere ay mèche ak ay greffage ak ay xeesal ak yu mel noonu léegi ma koy laaj lan moo tax dugalu ci point 4 bi ñu waxoon ni képp kuy ubbi école wala kuy ubbi waaw muy école wala daara bu mënta doon na dem benn comité boo xam ne moo compétent nee nañ moo ko war a
moo ko war a saytu autoriser ko waaw loolu de gisuma ko ci préfet ci note ci arrêté municipal bi nga xamante ni moom la monsieur le maire def lan moo tax li tax mooy li ma waxoon démb rek maire même su ñëwee xam na ni am na yi nga xamante ni du jaadu parce que texte yi même su fekkee forcé na ba am lu mu def ba interdire yu mel noonu mais am na leneen li nga xam ni nag loi mayu ko constitution mayu ko moo tax point 4 boobu dugaluñ ko ci donc léegi nag kon moom na dem poser question maire bi lan moo tax point 4 boobu dugalu ko ci donc mën naa ni le maire me donne raison ci li ma waxoon parce que moom ci boppam bi mu demee ba xool xam na ni lii mënul nekk mu daal fay dugal yi nga xam ni déjà xëy na yemba mayen na bàyyi fa point 4 boobu waaw beneen bi waa ji tamit dafa ñëwaat daan ni mbirum exception d'inconstitutionnalité loolu nag domenam la la mu ko wax sax ndeysaan daf maa reetaan loo ci constitutionnaliste nag laa wax mu daal ni waaw même loi bi dafa bëri li ñuy maanaam li mu wax dara leeru daal dafa jaxasoo loolu mu ni l'exception d'inconstitutionnalité léegi ma expliquer ko lan mooy exception d'inconstitutionnalité léegi nag exception d'inconstitutionnalité li ko tax a jóg mooy yi mel ni moom laa expliquer sànq ci sama audio bu njëkk bi ma ni ñiy defar loi yi ñooñu ay nit lañu matuñu donc il arrive ñu defar loi boo xamante ni day inconstitutionnel suñu defaree loi boo xamante ni day inconstitutionnel bu boobaa loi bi mën na dem assemblée voté ko mu daal di rëcc dugg xam nga dafa am contrôle de constitutionnalité a priori ak a posteriori donc a priori boobu ñoom dañuy xool balaa loi bi di dugg ndax loi bi kat conforme na à la constitution su fekkee conforme wul ñu dàq ko su dee conforme na ñu daal koy bàyyi mu jàll waaye des fois nag mu am loi yoo xam ni day anticonforme du conforme ba pare daal di leen ni rëcc leen jàll su jàllee ba nekk ci arsenal juridique bi ba pare bu boobaa ma nga fa ba pare lu koy dindiwaat xëy na beneen loi buy ñëw abrogé ko te loolu xëy na mu nekk ay procédures yu xaw a yàgg léegi loolu dañ ciy trouver solution ñu ni loolu kon il faut ñu trouver ci solution bi ñu ciy trouver mooy lan dañuy créer li ñu naan l'exception d'inconstitutionnalité yow soo ñëwee ba ci juge bi par exemple ñu ni la loi boo xamante ni day interdire par exemple benn affaire boo xamante ni constitution dafa ni lii de moom autorisé nañ ko léegi mu dugg ci système bi su duggee ci système bi su duggee ci système bi yow ñu maanaam ñu jàpp la ndax da ngaa violer loi boobu lañ la wax da ngaa violer loi boobu ñu jàpp la ci indi la devant le juge soo ñëwee devant le juge mën nga ni ko loi bii ngeen may toppekat moo constitution bi jubóowuñu loolu soo ko waxee juge bi day surseoir à statuer c'est-à-dire day bàyyi lépp dem vérifier ndax li ngay wax dëgg la wala déet xam nga looloo tax xam maanaam règle yi nga xamante ni moom lañ leen nar a appliquer baax lu waaye nag loolu xam naa rôle c'est le rôle aussi des avocats yi dinañ xëy na gis loolu daan la ci jàppale donc soo nee ko yow loi bii kat conformul ak jubóowul ak constitution bi bu boobaa juge bi day toog daal di reculer dem xooli ndax loi ba la ngay wax dëgg la wala déet ndax conforme na ak constitution wala conformul ak constitution su fekkee conforme na mun la kon li nga wax amul conforme na dalay daan waaye su fekkee conformul danaan la effectivement li nga wax dëgg la loi bii jubóowul ak constitution kon kenn du la ko appliquer da ngay daal di dem léegi nag texte comme texte yi nga xamante ni arrêté yi nga xamante ni c'est le maire par exemple moo ko jël loolu ci côté droit administratif lay daal di dugg ndax ay autorités administratives ñoo ko bind ñoo ko def c'est la même chose aussi soo demee da nga naan ko acte administratif bi kat bi nga xamante ni dafa inférieur à la loi maanaam jubóowul ak loi bi su jubóowul moom du la ko appliquer lii mooy problème bi nga xamante ni les pouvoirs publics
les pouvoirs publics suñu état yi dañuy pour neexal ay nit dañuy jël ay textes yoo xamante ni pourtant du conforme ak ñañu def ca kaw waaye pour neexal leen rek garder seen électorat waaw yaakaar ni fii war nañ fee mën a am dara élection nga gis ñu daal di koy jéem a defar seet nañ koy defaree te arrêté mooy presque mën naa ni ci source du droit yi ci mooy li gën a féete suuf ndax dofuñu nag ba koy dugal ci yu mag ya looloo tax xam naa ñu daal di tàbbal arrêté bi noonu la mbir mi demee yaakaar naa tontu naa ci point yi nga xamante ni moom laa noté woon ndax moom la def erreur yu grave ma ko doon leeralal di ko leeralal voilà noonu la woon nee na ma aussi soo demee ci travailleur bi en droit du travail xaaral ma ñëw ci beneen audio. waaw xam naa troisième point bi sax muy mbirum droit du travail boobu waa ji naan naan constitutionnaliste la duma ci waxati duma ci wax parce que ñi ma koy maanaam ñiy déglu duñu comprendre ba pare concerné wul sax li ñuy wax moom hors sujet carrément la def parce que ku ñëw ni la texte bi amul ana valeur juridique am yow nga nekk fa naan ko di ko wan say connaissance naan ko lii Hans Kelsen moo ko waxoon pyramide xaw ma théorie lan ak lan yoo xamante ni affaire première année yooyu la kooku dafa hors sujet ba mu baax donc li ma expliquer rek mooy lan xëy na ma wax ko une dernière fois nga xamante ni point bi buntu bi man dootuma ci wax ndax wax naa ci lu leer kenn apporté wul lu ma réponse mooy lan nit ñi dañoo war a bàyyi su nit waxee rek dégg tëll ni rajax waaw fu ne féetale nañ ma fa parce que nee nañ voilà kii wahhabiste bi kii salafiste bi wax naa ba jeexal waxuma mbirum wahhabiste waxuma mbirum salafisme mais pourquoi ngeen bëgg a inventer lu mel noonu di ko teg ci nit ki alors que nit ki dafa ñëw wax leen lu leer ci mbirum connaissance mooy lan texte yi fi ne texte yi nga xam ne yu supérieur yi ñoo fi ne texte bi suñ ko jëlee tamit du méngoog yële donc li gën a gaaw man solution bi nga xamante ni moo gën a gaaw mooy lan jullit yi Sénégal nañu booloo daan ni dañ ñu bëgg appliquer dañ ñu war a appliquer charia benn yoon bu boobaa doo fa nekk su ñuy appliquer charia bu boobaa dina am unicité de l'islam ci suñu réew ba pare dootoo fa nekk naan sax da ngay tere ay mèche ak tere bu boobaa loi bi ci boppa moo koy tere nga xamante ni boobaa dëkku charia la ñuy nekk nga xam ni jigéen ñi seen bopp dañuy daal di muuru faf donc dañuy daal di muuru donc loolu moo logique ndax un peuple boo xam ni 95% de population de musulmans la composé de 95% de musulmans ce qui est normal c'est quoi ñu appliquer leen charia bàyyi loi tubaab bi nga xamante ni moo fi nekk actuellement donc man lii laa wax man lii mooy sama donc position ci mbir mi donc nit ñi xam ko loolu mooy sama position loolu nag dafa gën a yaatu ay arrêté bu ndaw boo xamante ni dafa inconstitutionnel ñu naan dañuy tere lii ak lii alors que yu mag ya dañuy bañ ndax lii du efficace parce que lu tax du efficace tribunal boo dem teg ko fa tribunal boo dem benn juge du la condamné ci lii ci parce que da ngaa xeesal wala da ngaa lettu mèche loolu parce que amul benn disposition législative boo xamante ni daf ko tere donc man loolu moo nekkoon sama wax nit ñi nag nañ bàyyi jaxase ay mbir suñu waxee rek ñu ni waaw dafa contre diw dafa contre lee dafa contre lële man loolu amaluma benn njëriñ contre diw ban njëriñ la may amal parce que dëkk ba ñuy wax man nekkuma fa benn waaye tamit maanaam amaluma njëriñ ndax su dee tere mèche la man dama ciy kontaan parce que man ci sama bopp mèche wu ma li ci gën a xanaa li gën a kii sax mooy muuru ci boppam lay def donc maanaam mbir mi mu ngi noonu bàyyi leen fanatisme moo baaxul
parce que suñu nee fanatisme rek nit ki su waxee nga xam ne li mu wax dëgg la rek da ngay daal di tiit daal di commencé lu ne nga wax ko waaw kii dafa contre lii kii loolu amul solo amul importance donc nañ leen di xool dëgg au lieu ñu fi nekk naan dañuy parloo loolu moo baaxul maa ngi nuyuwaat ñëpp di leen ziar aussi incha allah barakallah